sage la boo xam ni bu situation bi ëgsee fii. ak ni mu amee expérience ci wàllu opposition Abdoulaye Wade moo ëpp expérience Ousmane Sonko ci wàllu opposition. moo ëpp expérience Macky Sall ci wàllu jiite pouvoir bi ci des itam moo leen mag bi ci des itam xam-xam waxaale wuñu ko Abdoulaye Wade li mu bind waxuma la ni mu doxale Sénégal mais li mu bind rek mënees na cee defar ab continent waxuma la ak am réew donc tey dañu war a dégg ay kàddoom. te gis nga bu ñu déggul ay kàddoom Sénégal bu kenn ñaanu ko yàlla bu fi musiba amoon moom bokk na ci ñi gën a néew la lu mu fi lakkale tey nekku fii amul njaboot yu koy sonal fii donc bu fekkee yëkkati ne kàddu yu mel nii dañ ci war a bàyyi xel déglu ko dañ ko war a déglu te li mu wax ñu bëri dañuy méngoog moom xalaat ci bu fekkee dañu tuumaal nit ki war nañ ko bàyyi ba topp enquête bi ñaata yoon laa lay wax fii ni leen Adji Sarr bu ñu yem ci kaawam bu ñu yem ci ay audition nañ def enquête pour xam nit ñi xam les personnes xam seen ay moralité dafay gaaw loolu ñu précipité teg nit ki loxo ci jamono joo xam ni yoon may na ko ñu jàppee ko innocent ba keroog muy leer mais gis nga bi ñu précipité li mu indi borom xam-xam mag dellu soit na posé waat même question boobu te nguur gi opportunité la ci kàddu yi am diggante barki démb ak léegi ci week-end bi ngir ñu am lu ñu waye fal Ousmane Sonko ñibbi coow li jeex Sénégal jëm kanam ku nekk ci la nga nekk. ku nekk sa la nga nekk mu mel ni kon sax bëri na ci ay réewu dendandoo yu nga xam ne nii jamono ji ñoom it ñu ngay bàyyi xel bu baax réewum Sénégal muy les représentants des pays amis et partenaires ñoom nag ci ab communiqué ñu ngay ñaawlu ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen ak bakken fii ci réewum Sénégal ci fitna gi nga xam ne moo fi jóg jamono ji waaye it ñu ngi leen di jaal seen i waajur ba noppi it di sàkku ak dal fii ci réewum Sénégal ba noppi it ñu éviter mboolem fitna bu nga xam ne mën na cee dooleeku te mu ngay sàkku ci nguur gi ñu def seen kéem kattan ba aar askan wi waaye ak seen ak moomel mu di communiqué bu nga xam ne ni ambassade bu Union européenne waaye it mboolem état membre moo xam Allemagne Autriche Belgique Espagne France Grèce Italie Luxembourg Pays-Bas Pologne Portugal bëri ni ci ay réew yu nga xam ne ni ñoom ñoo booloo xaatim ko mu mel ni kon jamono ji même waa biti réew ñu ngi bàyyi xel bu baax réewum Sénégal siré xam nga lu waral loolu mooy pétrole bi ak gaz bi pétrole bi ak gaz bi moo tax amaana bu ñu ko amul woon ñi ci àddu yëpp sax duñ ci àdd te ñoom dañ cee am seen intérêt mais ñun tamit ñu am ci suñu intérêt moo tax jàmm ji daanaka booy xool ñëpp la arrangé te da ngay gis ni ma bëgg a rebondir rek ci Ablaye Wade bi gis nga président Ablaye Wade lu muy am ak contradiction président Macky Sall ci déclaration bi da ngay gis ni ku am cofeel la encore ci moom da ngay gis aussi ni ku am cofeel la ci Sénégal te Olof Njaay dañuy faral di wax ni kasara gu ndaw moo gën kasara gu mag te vraiment yéene na ko ku la yéene jàmm rek moo lay artolu nii malgré li fi jot a xew yëpp donc moo tax ma ne la sànq maa ngi la doon wax benn brèche boo xam ni tey jii Sénégal dafa bokk ci dëkk yoo xam ni non seulement waxuma la intérêt étranger yi mais yeneen intérêt sax am nañ fi bëgg nañu ñëw implanté su Sénégal moo tax tamit ci crise yu mel nii autorité bi ci loolu nañ koy xaar ça veut dire que askan biy ñaxtu man jàpp naa ne li fi jot a xew yi askanu waa Sénégal ñooy manifester seen ras-le-bol te ras-le-bol bi du rek affaire géopolitique yi ñi ci ñàkk liggéey ñi ci affaire couvre-feu bi tëral ñi ci am ay problème bu mu mënti doon ñoo génn manifester mais dafa fekk tamit ni ci responsabilité état la mu def de l'anticipation te mu jël ci anticipation mooy dañu am benn kawo boo xam ni moom nañuy xaar Sénégal am rek pour mu nekk porox ndoll ñooñu dugg mais pourtant pour que ñooñu dugg nag il faut que état bi di jël mesure anticipatrice en tout cas tey jii le fait que ñu am pétrole ak kii bi war na mën a tax ni suñu contradiction yu ñu mën a am parce que contradiction mënta ñàkk mais nañuy toog di ko jéem a waxtaane quoi parce que xam ni bu ñu fi defee erreur bay dugg di reyante suñu biir keneen dina jaar suñu ginnaaw jël liñ fi jot a am dem yoonam quoi. ñu ñëw voilà Birahim Sénégal mu mel ni kon ñëpp bàkkee woon que réew mu dal réewum teranga investisseurs yu bari amoon xemmemteef ñëw andi fi seen koppar surtout bi fi pétrole bi ak gaz bi feeñee waaye ñu gis ndax fitna gi est-ce que du am beneen image bu nga xam ne mën na waa biti réew mën nañu ko xoolee. xam nga boo gisee communiqué bi jógee ci dëkk yi bokk Union européenne ak li ñu wooyee ñoom dañu wax ni les amis du Sénégal c'est tout simplement que boo xoolee la sous-région sur le plan
géopolitique mondiale géopolitique africaine boo xoolee la sous-région dëkk yu ñu wër yëpp daanaka amul stabilité sur le plan politique gis nañu ko muy ci Mali gis nañu ko également ci Guinée ak feneen Côte d'Ivoire li ñu wër bari ay fitna yoo xamee ni juddu na fa wala mës fa juddu yàggul dara Sénégal ñu bàkkee ko un pays démocratique mais surtout de paix mu nekk réew boo xam ne tamit ñu bari ci ay investisseurs étrangers dañu ci nekk li waral ñoom ñu génne li nga xam ne moom mooy communiqué bi noonu lañ koy defee ci Côte d'Ivoire noonu lañ koy defee ci Mali noonu lañ koy defee ci beneen réew parce que on est dans li ñu woowee benn village planétaire nekkatul koo xam ne ku ci nekk da ngay moom sa da ngay nekk sa bopp nga xam ne lii xew sa réew beneen réew du ko soxal wala du ci intéressé wu non village planétaire bi ñu nekk ñu am ay mission diplomatique Sénégal am ay ambassadeurs yu nekk un peu partout dans le monde yeneen réew yu nekk ci àdduna bi yëpp am tamit li ñuy woowee ay mission diplomatique ci réewum Sénégal et comme ils le disent dans le communiqué ay xarit la ñu d'abord parce que on a des relations sur le plan diplomatique des relations sur le plan commercial ak ay relations même je dirais historiques séculaires entre le Sénégal et ses différents autres pays donc bu fekkee ne coow dafa am ci suñu réew c'est normal que ñu yëkkati kàddu pour wattu wala artu pour que jàmm mën a dellu si parce que quand même il y va aussi de la stabilité même sur le plan économique ci ñoom li ñuy investir wala ñun la ñu bëgg ku ci nekk di nga gérer sa intérêt c'est tout à fait normal mais intérêt yi au-delà de l'intérêt il y a également surtout li nga xam ne moom mooy xaritoo wala déggoo mi nga xam ne moom moo am ci diggante réew yooyu yëpp c'est un peu ce qu'il faut retenir et Siré junj na ko sànq sur le plan également sécuritaire dafa am loo xamee ni France tey mënul nekk di lijjanti Mali ak G5 Sahel di lijjanti feneen ca Guinée di lijjanti yeneen i réew ba pare war a wëlbatikuwaat encore war a dem di lijjanti Sénégal day nekk plusieurs fronts yoo xamee ni muy tubaab yi di ñii di africains yi mënuñu ko dékku ndax du France donc ndax gis nañu fi CEDEAO ñoom ñoo njëkk génne communiqué commission CEDEAO moo njëkk génne communiqué avant ñii di ambassadeurs yi donc li fi xew ça intéresse tout le monde on le dira ainsi. voilà Yacine Seck bu fekkee dina jàppandi ci kanam tuuti bu ñu mënee delluwaat ci nang ko Younoussa Baldé si tribunal ndax bi ñu joxee xibaar bi nekkoon depuis 6 heures du matin mi ngi fa ñu xool ndax nit ñi daw nañu wutali fa am déet laata ñuy ndar képp bi la jotaay xibaar yi El Mansour mu mel ni kon ñi M2D la ñuy tudd mooy mouvement de défense de la démocratie ñoom muy société civile bi ak Front National ñoom nag nee nañu dégg nañu kàddu yi ndawi sunu kilifa diine yi dégg nañu leen ba noppi dañuy dem tribunal kon voilà après ñu ñëwaat El Hadj. ok alors Younoussa Baldé jàpp Younoussa Baldé te laata ñuy rek kon dañuy delluwaat ci El Hadj laata ñu waa M2D ñoom nag nee nañu dégg nañu ndawi xalifa diine yi seen kàddu rafet na te ñu ngi koy rafetlu waaye ba ñoom amaguñu occasion toog waxtaan ak ñoom diggante démb ak tey te nag dañu seetlu ni daan ya ñu tegoon ci kaw Ousmane Sonko ñu ngi ko fa teg ba léegi kon nag ñoom la ñuy sàkku ba léegi amul ak saafara looloo sabab seen manifestation yi nga xam ne dañ ko bëggoon amal dale ko tey ji juróom-ñetti fan ci weeru mars ba fukki fan ci weeru mars bu 15 heures jotee dañu koy maintenir parce que ne joxante dig daje sa place de l'Obélisque waaye lépp ci ak dal marche pacifique la ñu wax sàkku ci takk der ñu daal di leen di encadré. xam nga marche musta am fitna. saa bu marche amee fitna kii marche dañ koo xañ lenn ci ay droit am ci histoire Sénégal fu marche amee fitna rek dégénéré dafa fekk ni ñoom dañu am sañ-sañu def marche ñu leen doo leen ko fi marché. loolu nag moo tax ñi aayewaate ñoo war di dellu gannaaw ci décision yi jël bàyyi nit ki mu dem taxaw quelque part wala nga encadré ko mu dox quelque part est-ce que lacrymogène dina tàkk. benn coow du am donc ñiy jiite la ñuy wax toujours ñuy xoolaat seen copie ci ni ñuy jiitee askan bi ci yërmande ci compréhension ci bañ a xool yow li la lu waa jox rek nga jëfandikoo ko xañ kaneen ki li ko yoon may. donc yooyu dafay et puis ñu naa ko sànq mooy bi te Birahim di def précision bi ci li ñu teggi ci kaw Ousmane Sonko. ma ne kon effectivement yoon moo ko kon jox li mu am. mais du ñoom ñoo ko c'est très important pour ñu xam ko du pression kon. donc kenn ku ne fa nga ngànk kon yaa ngi fa ngànk te loolu lijjanti loolu situation beneen bi ci des maam ñu ngi dénoncer ñun ñëpp presse bi. ci yàq yi ci lakk yi ci toj yi mais damay attirer attention waa Sénégal et puis comme li may faral di wax ci dossier Adji Sarr bi dès le début dama ne woon bu ñu def audition nañ def enquête ñaar yu bokkul lañ lakk yi ñu lakk marché Auchan yi aussi saccage bu ñu topp manifestation nañ def enquête nañ def enquête aussi ils ont demandé la même chose ñi nekkoon ci banque boobu aussi nañ def enquête dafa yomb
gis nga bi ñuy premier Auchan bi ñuy lakk mu ngi ci mooy bi ne côté Jëppal mook utile ñoo taxaloo. yëpp mook utile ñoo taxaloo yëpp ay moomeelu waa France la. pourquoi Auchan kese. beneen Auchan bi lakk fii ci côté deux voies yi. ab ouvrier moo fa doon liggéey après mu tàkk bu bët set pourquoi liggéeyu guddi. bi ci des mooy Auchan bi échappé woon nekk Mbour bi ñu annoncé booy yi dawee ci kaso bi ay 21h lañ ñu attaqué nañu ko te ñun ñëpp Sénégal yëgoon nañu ni Auchan mi ngi doon wàññi personnel am motif prétexte bi problème économique. te ñun ñëpp xam nañ ni installation Auchan fii ci France dafa jël en charge 100% assurance am. ci France. donc mën nañ def enquête bu xóot lool ci motifu lakk ciblé bi ñu def Auchan les manifestants ñoo ciblé Auchan rek qu'est-ce qui se passe. lu ci xew réew mi du ñu nangu ay étrangers ñoo fi investir ba doyal planifier ba doyal occasion ci benn potox ndollu def lu leen neex demaat Auchan yi ñu lakk yépp benn solution amul lu dul tëj bunt yi ak ay miir mool tëj yépp nga xam ni kii awugul yoonu ubbi. moo tax ma ni suñu kilifa yi bu ñu topp yàq nañu lakk nañu saaga waa Sénégal saaga booy yi nangam nañ def enquête ci cible Auchan yi. def enquête. ñu ngi leen di ñaan sax bu ñu ragal nañu ñëwaat investir parce que lii c'est juste un moment. ça va il faut ñu def enquête. def simulation. enquêteur xam nañu fi ñuy jaar pour leeral dossier bi et Auchan collaborer ak ñoom. voilà Birahim peut-être fi ñuy def mettre l'accent moom mooy marche bi nga xam ne waa M2D dañu ko bëgg a woote tey jii marche pacifique la ñu wax donc waxuñu kenn mu taal waxuñu kenn mu yàq ci jamono ji. waaw mais xam nga ni ko Mansour waxee bu fekkee ni c'est encadré bu fekkee ne am nañu autorisation te il s'agit pas de demander une autorisation. Il s'agit d'informer de déclarer ci wàllu marche. Maître Abdoulaye Wade mu ngi koy fàttali sax ci bataaxal